Pape Demba Top porte-parole jeunesse Kawsara Fall feggoog Sora Ndir le président de l'ASC Kawsara Fall kii membre la ci ASC Kawsara Fall waaw kii mu ngi tudd Abdourahmane Ndiaye di membre ci ASC Kawsara Fall ak ñi ma feggool Papa Ndiaye kii c'est un frère Ahmed Top ñun ñëpp Kawsara lañ dëkk di nuyu jiital ci nuyoo bi sëñ Moussa Fall mi nga xam ni moom la fi sëñ Amdi Fall teg ci quartier bi mu jaboote ñu di ci teg waa Thiès Prestige di leen sant di leen gërëm ci seen liggéey bu rafet bu ñuy def ci région de Thiès ñëpp rafetlu ko ndax lii ñu def bokk na ci liy dundal quartier bokk na ci liy dundal région de Thiès di dugg ci quartier yi ci gox yi di seet jafe-jafe yi doomu aadama yi am ñu dëkk yëgle parce que am na ci loo xam ne nit ñi am na foo xam ne seen loxo joti fa yéen la fa seen kaddu bu ngeen ñu indilee suñuy kaddu ñu wax ko ba joti fa ba saafara suñu jàngoro war nañ leen cee sant te ñu ngi saafara jàngoro yu bari ci quartier yi te ci yéen lañ ko jaare nit ñaa ngi feebar ngeen di jàllale seen i message ñu di leen faj loolu su dee amee région de Thiès bépp amel nañ leen njukkal amel nañ leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal di ko jaarale suñu nuyoo ak suñu ñaan ci Pape Doumbouya mi jiite rajo bi ak télé bi ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ko télé bi fu mu egg fu télé egg rek yàlla na ko raw ñu ngi leen di ñaanal ci barke yonent bi fii ñu taxaw nag Kawsara Fall dañoo ameel ngërëm maire Lamine Diallo loo xam ne dinañ ko wax ba Thiès gépp dégg ko terrain bi ñu taxaw 50 ans nawet mus sa am kenn mën a taxaw fii oto du fi jaar sax d'abord ba nit di fi taxaw 50 ans amul nag autorité bu fi mus a ñëw ñu wax la ko mais suñu jàngoro du faju mais Lamine Diallo moo ñëw faj suñu jàngoro ni mu ko faje nag dañu toog nawetub daaw ñu toog fii mu taa ñu sonn trop ci ay odeuru xar yu dee ay mbalit ay yoo koñ bi ñëpp tolloon na moment boo xam ne bu timis jotee ñun tàmm nañu takk masque bu timis jotee dañ daan takk masque ndax ay yoo suñu doom yi feebar alors fii ci sama ginnaaw maa ngi dëkk ak un préfet Babacar Kane moo nekk préfet de Rufisque fii à côté Malick Sow moo nekk directeur cabinet ministre de l'éducation Mary Teuw Niane ma woo leen ñu daje sama buntu kër ñu toog ñu waxtaan Babacar jël téléphone woo gouverneur jooytu ko problème bi gouverneur yabal fi le sous-préfet mu ànd ak Lamine Diallo ñu ñëw ak capitaine Mohamed bi nekk chauffeur ñoom ñëpp ñu daje ci buntu kër bi sous-préfet laaj capitaine bi ni ko ndox mi lan la ñuy def ba mu jóge fii mën ko mën naa ko fee jëlee avant 15 heures mais il faut que ma dem ci maire mu jox ma 50 000 francs pour ma jël ko gasoil ci pompe bi le sous-préfet moo yëkkati 50 000 francs ci poosam jox ko mu aspiré ndox mi sous-préfet bi nag ñu ngi koy gërëm moom it parce que wane na effort am fi saase ni loolu wan ko saafara loolu la ñu soxla ci liggéey bu ñu la ko joxee nga ges ginnaaw 10 personnes yoo xam ne mën nañ laa remplacer mën nañu li ñu mën da ngay liggéey le sous-préfet nag bi nekk Thiès defal nañu jëf jooju Kawsara gépp ngay sant mais suñu ngërëm ci Lamine Diallo lañ dul noppee di ko wax fii bi mu ko defaree ba pare mu ngi fi préparé benn espace jeune ak terrain basket ñun ñëpp ñu rafetlu ko mais ci biir loolu chauffeurs yi dañ fi daan gaare chauffeuru camion yi bi ñu commencé liggéey bi ñu ñëw di gaare te liggéey bi eggul yàq nañ fi lu bari fii ñu taxaw nii dafa toj parce que dañ fi tax gaare ak ay camion poids lourd chargé ko mu fees dell bon d'abord je vous présente notre chef de quartier Serigne Bamba Sarr mu ngi nii taxaw à côté léegi bi mu demee noonu ñu commencé ñëw di fi taxaw ak chargement gis nga fii mu taxaw nii daf doon taa te terrain bi doonul woon taa parce que fii dafa toj léegi nag ñu ne nag loolu dina arrêté bi maire ñëwee terewaat leen ko ñu di fi continuer mu di leen sabo dellu si fi ñuy déconné ci kawam mais retourné seeti le préfet wax ko mu bind benn arrêté baa ngi nii mu bind ko indi arrêté bi jox ma mu bind arrêté bi indi ko jox leen ko kenn du fi gaare mais ñu continuer di fi gaare ñun nag ci quartier bi la ñu dëkk suñu dee defaral ay nit dinañ ko yàq dinañ ci taxaw parce que arrêté baa ngi nii maire moo ko bind yóbbu ko ci commissaire de police bu Ngent bi
mu ñëw ñu def interdiction kenn du fi gaare li ñu bëgg a wax nag moo di Kawsara ñoo ko bokk. Kawsara ñoo ko bokk su baaxee suñu Kawsara la su bonee suñu Kawsara la chauffeur yi xañ na dañoo amul fu ñu gaare moo tax ñu ñëw di fi gaare mais ku xool fii xam ne site bii du site bu camion mën a gaare Kawsara amul ñu benn espace bu ñu mën a fooye bu weesu bii donc loolu duñ ko bàyyi ak kenn mu di ko parce que suñ ñu ko xañee Kawsara terrain bu baax sax réglementaire vrai bu ñu bëgg sax mënuñu ko am ndax espace yu xat donc loolu suñu ko maire Lamine Diallo dee dimbali di ñu ko defal dañ ko ci accompagner loolu la ñu ñëwoon doon ko waxtaan mais daal na ngeen jàpp ni Lamine Diallo ñu ngi koy gërëm Kawsara gépp a ngi koy gërëm di ko sant ci lii mu ñu liggéeyal liggéey bi nag pareegul nawet bi moo tax mu arrêté ko mais day egg day continuer parce que préparé na déjà côté bi côté bu nekk am na ñetti poto yu ñu fi def yoo xam ni pour projecteur la mu séq terrain bi pour loolu la bi ci des am na ay banc public préparé na ko loolu lépp mu ngi ñëw léegi nag comme moom daf ma waxoon ne naa def benn pétition pour wan quartier bépp ñëpp xam ne d'accorduñ ci pétition yi mu ngi nii jox ma fooy pétition bi pour jeunesse su Kawsara ñi bëggul parking am fi parce que tamit am na loo xam ne soo ko dee xeex day waaw voilà chauffeur camion yi fi gaare la ñu bëggatul dafa am loo xam nag soo ko dee xeex day am foo ko teg kii sur 20 feuilles jeunesse su Kawsara ñoo ko remplir ba mu fees pétition bi feuilles yëpp a ngi nii jox ma lettre bi ñu bind au nom du Kawsara indi kii projet bu ñu préparé la pour fii projet bi ay partenaires la ñu am ñu programmé def fi un terrain basket def fi place publique def fi lépp accompagner ko maire kii Kawsara ñoo ko bind pétition la lettre pétition la bu ñu bind président ASC Kawsara mu ngi fi le président ASC association servir la cité projet cachet ma ngi ci signé na ko donc nañu xam ni du lu kenn nit di dox man dañ ma jiital ma di ko dox mais du man maay xeex lu fi am parce que awma boobu pouvoir quartier bépp ñoo ma jiital teg sama soo gisee nag su may wax du ma indi quartier bépp parce que bëgguma loolu discussion am coow am ñu naan ñu ngay xeex la déet maa leen ni du ngeen ma jiital dama fakkasal dem leen toog ma dox fu ma tëlee ma woo leen mais su ma génne woon Kawsara gépp ñëpp dinañu génn taxaw fii loolu laa bëgg ñëpp xam ko bi ci des ñu xam ni ñoo bokk Kawsara mën nañoo uute bëgg-bëgg mais waruñu noonoo parce que fii may taxaw ni chauffeur yi ñu nga fee toog su ma paree ci ñoom laay dem fa laay toog naa ne ataaya donc mais Kawsara quartier bu jàmm di am la li ñu bëgg dinañ ko am mais du am discussion du am xuloo du am dara chauffeur yi dinañu d'accord parce que comme maire bind na benn arrêté bon li ci am tamit directeur chemin de fer ñëw na fi démb ci guddi à minuit bi mu xëyee moo ni fii parking du fi am il n'allait pas question yabal na benn cadre mu ñëw fi Serigne Tall lañ koy wax yaakaar naa moo yor environnement chemin de fer bi yëpp xëy na baare ko fi camion yi doon duggee monté na fa ay poto baare na ko ba benn camion du fi dugg donc ñoom accepté wuñ moo nekk fële ci ginnaaw accepté wul ñu def fi parking donc kon parking mënatu fee am mais daal loolu rek la ñu amoon di ko loolu rek la ñu bëggoon am di sant nag Lamine Diallo bu baax a baax. waaw salaamaaleykum gars yi ñu ngi dellu di nuyoo waat peut-être am na lu bari mënuñu cee jaaraat parce que Pape Demba wax na ko sànq xanaa juste di nuyu. xanaa juste di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy kilifa quartier bi muy sëñ Diop Sarr parce que ñun tamit boo xoolee ay xale lan sànq yaa ngi ko wax sa biir wax mais am na combat yu bari bu ñu amee fit tamit taxaw di ci xeex wala am fit tamit di hériter dara wala di bëgg a kii dañ koy sant suñu mag ñi nga xam ne ñoo ñëw fekk leen ci koñ bi parce que am na noo xamante ni buñ ñu ko téye woon du ñu am fitu taxaw dara loo xamante ni ci koñ bi la comme tamit ni ko grand pape waxee Kawsara ñun ñoo fi nekk ay jeunes képp ku wax ASC xam nañ soxla nañ espace te koñ tamit war nañu espace boo xam ne fa la ñuy divertir ñun terrain bi ñuy fubalee sax baaxul tey jii nii pour nga mën a pratiquer yenn sport yi wala nga mën a am yenn yi dañuy obligé dem ay Médina Fall wala dem ay Taaxi Kaw wala dem yeneen koñ mais pourquoi pas Kawsara kàcce la comme ñëpp léegi bu espace bii ñu am ci lu ndaw chauffeur camion yi bëgg a ñëw taxawee nañ koy occuper ñoom def ko parking te li ñu gën a jàngat ci parking moom mii mën na ma seede insécurité yaa ngi dégg juróomi camion wala ñetti camion fu ñu taxaw lu nekk mën na faa xañ parce que ay oto yi loo xamante ni mën nga faa def lu kenn yëgul deuxièmement stop bi dafa nekk fii bu nekkee parking kon jaru ñuy def stop bi nii parce que train dafiy jaar lu bari tey jii nii oto yi pour nga xam ni sax train bi mi ngi ñëw foofu nga ñëw ba gis ko doo ko mën a gis léegi bu ñu defee fii ay gros porteur taxaw fi jëyee ju ne mën na fee am ndax fii même bu dul dara yenn accident yi dafiy am kon tey jii nii bu ñu bëggee ñëw forcé nañ koy def parking tamit musiba la fii daal en tant que jeunesse su Kawsara en tant que président de l'ASC Kawsara
lu ñu bëgg mooy ñu def fii nii benn espace jeune boo xamante ni mën nañ fi def suñu terrain de football yoo xamante ni ay mini foot war nañ ko fi mën a pratiquer war nañ fi am suñu terrain de basket war nañ fi mën a def suñu salle de gym yoo xamante ni nekkul loo xamante ni kenn nit wala ñaar nit ñoo ci bénéficié wu mais toute population bi ba ci mag ñi nañ fii mën a ñëw tey ji tàggat yaram kon loolu daal vraiment comme ni ko grand pape waxee ñuy sant ñëpp di sant maire bi nga xamante ni moom moo jël ay moyens parce que mënoon na koo bañ a def ñëw def ko kon vraiment ñu ngi koy sant di sant aussi tamit kilifa koñ bi muy Serigne Diop Sarr yaa ngi dégg ndax lépp loo xamante ne tamit woo nañ ko ci moom ñëw na taxaw jàpp ci di sant tamit grand pape mi nga xamante ni moom it taayiwu ci dégg na ci lu ne parce que xëccoo foo gisee rek lu nekk mën na ci am dégg na ci lu ne mais teewul tamit bàyyiwul di sant ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suñuy ginnaaw depuis lors di jàpp ci xeex bi di sant aussi tamit yéen waa Thiès Prestige ndax tey ji mënoon nañ leen a woo ngeen suñu yoon newu ci comprendre mais tamit lii nii image bii ngeen ñëw wane ni jeunesse Kawsara kat lii mooy seen ñaxtu lii mooy seen bëgg-bëgg fii la ñu bëgg ci espace bii ñu am ngeen di ñëw indi seen i caméra indi seen i nit ñu ngi koy sant seen président Pape Doumbia di leen wax ni jërëjëf di wax ni Kawsara gépp kontaan nañu te lii rek la ñu bëgg xeex bi tamit pareegul parce que espace bi day continuer dañ koy defar ba ci kaw pour ñëpp mën cee gis seen bopp di leen wax jërë ngeen jëf. Voilà, c'est monsieur le maire Lamine Diallo donc site bu ngeen gis nii moo doon un site inondable bokkoon ci les sites inondables de Thiès Nord Thiès Nord amoon na lu mot ñeenti sites inondables mooy le Ngent avec son poste de santé Kawsara fii ñu nekk ak terrain Baye Mass ak Angle Mor Diokher situation bu fi nekkoon c'était une situation dramatique donc reportage bu population yi def sax ñaan wallu boo ko xoolee rek nga xam ni c'était une situation dramatique daaw fii ñu nekk nii sapeur pompier ak sous-préfet fii lañ doon nekk pour xettali population bi comme ñun dañ ñu fee fal pour ñu xool fi nga xam ni foofu la jafe-jafe bi gën a mag ba ma koy song sax sama techniciens yi dañ ñi ma da ngay xaru kii c'est des grands travaux de l'État may leen malgré que travaux de l'État la avec nos maigres ressources dinañ fa jëm c'est 3000 mètres carrés 3000 mètres carrés balaa ñuy def sax les travaux de terrassement dallage bi sotti nañ fi lu mat 120 camions latériques pour mun a relever le niveau parce que fële canal la donc nous avons pratiquement relevé le point bas donc boo xoolee on a mis pratiquement 1 mètre de profondeur ci latérique compacté ko bañ ko compacté léegi nag ci la ñu soog a def dallage bi def ko mel ni kuy dale kër ñu def dallage ba ñuy liggéey nag ñu les camionneurs comme ñoom aussi amuñu fu ñuy gaare ñu gis liggéey bu rafet ñu ni ñoom de bu ñu sañoon di fi gaare population yi aussi ñi ñoom Kawsara ñoom amuñu fenn espace bu mel nii ñoom bu ñu sañoon aussi ñu transformer ko def ko espace public si biir waxtaan man ñoom ñëpp laa fi nekkal muy camionneurs yi muy population yi mais la direction de la régie des chemins de fer moo ma interpellé ne ma ne for nañ ci weewu béy que ni place bi da nga ko bëgg a def stationnement gros camion du fayeeku mais boo ko defee problème de visibilité lay am par rapport à nos conducteurs de train parce que day am hauteur donc mënu fa am parce que foofu nga jël emprise au régie des chemins de fer parce que am nañu 12 mètres bu fekkee travaux de terrassement la rek amul problème mais bu fekkee day am lu fa nekk muy barre visibilité ça pose problème le sous-préfet le préfet départemental saisir ma ne ma lan nga fa prévoir ba ma ne leen man lutter contre les inondations rek laa fa def léegi nag pour l'usage camions yi la ñu xalaatoon mais régie des chemins de fer nee na ma mënul nekk c'est la ñu ma effectivement foofu mënul doon quand même stationnement de gros porteurs travaux de nu ngi ko defee nii bàyyi ko mu nekk espace public léegi nag bañ ñu ma waxee loolu nag ma ne leen kon damay rejoindre ci population yi jéem a agrémenter nag place bi loolu moo tax on a prévu boo xooloon ci 4 côtés yëpp dañ ci doon def murette daal di koy raax peinture ko def ci 6 poteaux yi nga xam ni éclairage lay doon mu tiim espace bi maintenant on a prévu 20 bancs publics yi nga xam ni da ciy nekk on a prévu même 2 cerceaux pour que au moins la jeunesse mun fi exercer wu ci basket et ensuite même de l'espace vert maanaam on passe d'un site mort à un site revitalisé revalorisé donc ñun loolu lañ soxla donc nañu xam ni muy camionneurs yi muy les populations
ñun ce qui nous intéressait mooy fekk nañu site bi nga xam ne da doon sonal population yi fexe nañ ko ba léegi nit yaa ngi koy xëccoo pour njëriñoo ko ñun déjà on a réussi maintenant comme lu ma wax bu ñu sañoon ñoom ñëpp suñu njaboot la muy les populations muy les gros camionneurs yooyu ñi nga xam ne les conducteurs de gros camions ñun ñëpp suñu Thiès lañ bokk kenn mënu koo xar ñaar mais dafa fekk rek que ni travaux bi waa régie des chemins de fer boo xoolee ñoom ñoo tëj fële du man sax mairie parce que nee nañu bu camions yi dee gaare day fatt seen visibilité donc kon ñu xam ni loolu moo waral ñu ni nag comme espace la bi nga xam ne public la mais mun nañ ko agrémenter fexe ba mu doon place bi nga xam ni incha allah mun nañ ko tuddee sax place Serigne Assane Fall nga xam ni lu ñuy def place promenade des Thiessois ku nekk au moins ngoon ci ñu mën a def ñu yore vélo di dawal fii et cetera mu nekk une place mais man damay rassurer aussi la régie des chemins de fer parce que ñoom jàpp nañu ni comme defar naa rek mairie moom suuf rek la soxla mais di leen rassurer ñun soxla wuñ fi dara fekk nañu place bi nga xam ni population yi mënuñu ko utiliser fexe nañu ba population yi du ko utiliser.